xam nga CEDEAO Sénégal da cee bokk mu am benn xibaar boo xamante ni dafa jot a wadd mu di ne document bi nga xamante ni moom la dal rek maanaam fësal dafa dal di xamal bu baax a baax que ni Sénégal dafa war a supprimer carrément li nga xamante ni moo di wàllum parrainage ndax bu ñu seetloo ci élection yi ñu amaloon atum 2019 dañoo amaloon parrainage yu doon may ñu mën a wàññi yenn candidats yi loolee moom dafa dal di jàpp ne bokkul ci li nga xamante ni daanaka moom mooy dal di ko sàmm li yoon tukkee ci li nga xam ne moo di wàllum jogante ci pal mu ne nag dafa war nekk loo xamante ni lu ñu war a mën a supprimer la loolu nag dafa indi fu mu toll ni coow loo xam ne ndax ñu bare bari ñu seen xel màcc jëm ci wàllum yoon ci Sénégal dañ ci àddu ñoom itam dal di jàpp ne CEDEAO taxawalin bi nga xam ne moom la war a mën a am bokk na ci ki nga xam ne moo di Ismaïla Madior Fall moom mu fi nekkoon juróom bi ñu dénkoon wàllum yoon ndaxte moom dal dina jàpp ne fu mu toll nii Sénégal maanaam CEDEAO dafa dal di rek maanaam àddoo ci fànn boo xamante ni nekkul loo xam ne droit la waaye dafa profité ngir dal di di wax ci loo xamante ni dëppoowul ak la nga xamante ni moom la ko maanaam ay tërali ne moom sax may ci ay texam très bien jëm ci li nga xamante ni moom ci wàllu may Ismaïla Madior Fall moom nekk koo xam ne ku ràññeeku la moom tam ci wàllu mu di professeur moom tamit waaye nag dafa am keneen koo xam ne da ko dellu siwaat moom tam pour jëm ko contredire ci côté boobu donc mu mel ni coole fu mu toll nii li ñu mën a jàpp mooy que ne am na loo xamante ni junna ndaxte ki nga xam ne moo di Assane Dioma Ndiaye moom tam dafa dal la jàpp carrément que ne Ismaïla Madior Fall li muy reproché li nga xam ne moo di CEDEAO ne maanaam tam teguwul ci ay yoon ci intérêt boppam rek lay daal di àddoo moom tam di maître Assane dafa jàpp ne Ismaïla Madior Fall moom tam fi mu waxee comme ñu seen xel dafa màcc jëm ci wàllu mooy que ne ku ci ne da nga profité ci fànn bi nga xam ne moo la arrangé nga daal di ci àddu mais jàpp na ne wàllum parrainage war nañ ko mën a supprimer te ñu bare bari ci Sénégalais yi moonte ne ñenn ñi jàpp nañ ne lu arrangé la parce que dina éliminer yenn candidats yu bari yi ba du am jafe-jafe mais ñenn ñi dañoo jàpp ne kenn ku ci nekk war nañ la mën a bàyyi ak sa wërsëg nga dem dabi sa wërsëg ndax bu fekkente ne jogante daal dina àddu ndax li ni mel lan ma war a mën a nekk arrangement bi moonte ne mbiccoo beeg mbaaloo bu bari na. monsieur Souane Ismaïla Madior Fall dafa waxee fi ko arrangé maître Assane Dioma Ndiaye wax fi ko arrangé léegi yow fu la arrangé. waaw man li may wax rek mooy fu arrangé Sénégalais yi lay wax. mooy damay nuyu d'abord sama professeur Ismaïla Madior bokk ci ñu ma formé la ma ci wax mooy lire naa kii bi décision CEDEAO bi am na lu ma ci surprendre am na lu ma ci surprendre waaye dafa am benn mbir cour CEDEAO ci liñ ko xam mooy muy àddu ci mbirum droit de l'homme léegi moom dafa xool ci parrainage bi jàpp ne ñàkk def parrainage bi dafa xañ nit dara mu jàpp ne donc ci àqu yelleefu doomu aadama moom foofu la interprétation boobu la ko cour bi jàppee parce que moom compétence non defal naa maa ngi ñëw man samay àq ak yelleef en tant que sénégalais li ñuy laaj yëpp su matee man ñeme naa dagaan baatu askan wi waaw léegi nag loolu buñ ma ko xañee xañ nañ ma sama àq ak yelleef xam nga dañ la ne 1% la ñuy laaj nga dem ci sénégalais yi ñu parrainé la kan xañu la ko yow dem nga ci sénégalais yi parrainé wuñu la xam nga kooku introduit ko muy maître Tine xam nga kooku musul dem élection ba am xaaj élection locale sax musu ko dem ku musul dem élection locale musoo à part dem ci télévision ñu may la gëti machin avocat Paris kërëb machin nga taxaw tout simplement nga yaakaar ne da ngay ñëw rek sénégalais yi noonu nit ñi dofuñu jàll ji di jàppale da ngay dem sa koñ sa boppam bu fekkee ne yow sa koñ sa boppam mënoo fa gagné mënoo fa am 10 voix nga yaakaar ne dañ la jox 1% da ngay nax sa bopp léegi bu yëppoo da nga am sa métit boobu nga da ngay def buzz nga dem déposer loolu beneen mbir la mais lu may wax mooy dañu jox chance ñëpp dinañ ku bëgg a nekk candidat demal ci sénégalais yi ñu parrainé la 1% rek la ñuy laaj 1% ñoom ñu bëri dem amuñu ko ñu bëri am boo demee ci réew mu mel nii France ñoom xam ban parrainage ñu def booboo gën a garaaw lépp boobu parrainage élu la ñuy def. c'est-à-dire que tey c'est comme au Sénégal tey sur les 550 et quelques collectivités locales mairie ak yooyu ak députés yi ak yooyu. 52 la majorité l'écrasante majorité parce que 500 yëpp ay APR moo ko gagné donc bu fekkee ne dañuy appliquer bu France da ngay dem ci mairie yi ak député yi pour que ñoom ñu parrainé la Marine Le Pen da ngeen dégg toog na ay at yoo xam ne dafa doon difficile pour moom pour que mu nekk candidat parce que toujours wala papam limite lay doon pour que mu am le nombre de parrainage parce que ay élus
locaux ak élus nationaux ñooy joxe parrainage bi foofu ba fu may wax ak yow nii France donc tey su ñun APR fekkoon nañu appliqué lu nekk France par exemple parrainage boobu ñun bu ñu neexee kenn du nekk candidat kon Macky Sall rek la ñuy bàyyi mu jàll mais Macky Sall dafa ne déedéet c'est aux Sénégalais de décider ñu def parrainage te damay fàttali benn mbir te nit ñi di ko fàttali nit ñi bàyyi ci xel 2016 ba ñuy waxtaan opposition ak majorité di waxtaan politique ci préparer élection commission bu ñuy wax noonu mais commission kii électorale dañuy juróom-ñetti poñ lañ tënkoon xam nga juróom-ñetteelu poñ bi lan la woon bu ñu tombé woon d'accord parrainage opposition bi signé ko Déthié Fall mii créé parti bokkoon na ci ñu signé mbir mi boobu ñoom ñu réew mi opposition ñoom ñoo signé parrainage ci le président inspiré wu pour teg parrainage xam nga ba ñu tegee loolu parrainage ñoom ñu perte élection loolu ba ñu perte élection législative rek ñu changé d'avis Sénégal dafa bëri naxante mais ci théorie nag mën nga bëgg mbir dem ba ci kanam arrangé ñu dem ci pratique bi ñu xam ne lii nañ ko foogee woon demewul ñu ne nañ ko boobu appliqué guñ ko comme ni mu leen di dañ dalee ko appliqué wul rek dañ ko boobu appliqué guñ ko mais pour vous dire que sénégalais yi il faut que ñu bàyyi xel opposition manipulation bu ñu nekk 2016 ñoom ñoo bind noir sur blanc signé ko ne parrainage 8e point loolu la woon parrainage opposition signé ko Déthié Fall bokkoon na ci ñu ko signé moo représenté woon réew mi donc nit ñi dañuy fàtte loolu donc ñoom ñoo inspiré pour ñu teg parrainage mais pour dellu si CEDEAO bi CEDEAO il faut que ñu xam lu ñu bëgg c'est-à-dire que man du moment où ñoom nee nañu dañoo privé des Sénégalais de droit ñu ne ci lan ñu ne parce que dañoo teg parrainage ci wàllum pal ci màllum pal waaye la ma jaaxal man su boobaa xam nga comme ni ñu ko waxee dafa am ay critères bokk na ci critères yi caution léegi lu tax bu ñu fixé caution bi 15 millions yow nga am 15 millions man awma 15 millions discriminatoire la donc par conséquent loolu tam dañ ko war a dindi. monsieur Souadé comparons ma daaneel boobu benn exemple la xam nga loolu c'est discriminatoire yow am nga 15 millions man awma 15 millions mais bëgg naa nekk candidat mais yow yaa am xaalis nga déposé man nekkuma candidat parce que awma 15 millions c'est discriminatoire et pourtant c'est dans la loi ñaareel bi ñu ne pour être candidat il faut avoir 35 ans mais man mën naa amaguma 35 ans ma bëgg a nekk candidat je suis citoyen j'ai mes droits civiques je jouis de mes droits civiques c'est une discrimination donc par conséquent bu ñu toppee logique u CEDEAO kon loolu yëpp dañ ko war a supprimer mais boo gisee ñu teg loolu c'est pour faire un filtre pour que n'importe qui ou à n'importe quel moment ñu mën a nekk candidat on a mis un filtre nit ñi toog d'accord ci il faut mettre un critère d'âge ñu def 35 ans ñu ne non caution il faut ñu teg caution parce que candidature yi day truc ñu teg caution ñu teg tamit malgré tout ñu gis nañ ni candidature yi bëri ñu teg parrainage donc c'est pour permettre de restreindre les choses pour que les Sénégalais mën a exprimer seeni opinion mais loolu taxul ku nekk bën nga dem bu fekkee am nga 35 ans bu fekkee am nga ci jouir de tes droits civiques et tout am nga xaalis bi nga dem mais parrainage bi tamit comme sénégalais yi ci boppam ngay dem ñoom yow da nga bëgg a nekk candidat nga ne da nga bëgg a nekk président de la république 1% te la yaa xëy ci nag franchement kon bul jàpp sénégalais yi bu ñu dépensé loo ay centaines de millions ci loolu kon nañ nekk logique bu fekkee ne da nga bañ da nga ne parrainage warul am da nga war a wax ne tamit caution bu mu am da nga war a wax tamit limitation d'âge bu mu am loolu lay logique moo tax ma ne CEDEAO nañu xoolaat cette copie ñoom dañoo bëgg na dugg ci benn domaine ba effectivement mbir mi du domaine u droit de l'homme parce que mbirum parti la mbirum politique la xañuñu kenn droit am. mais loolu la mënoo ci génne droit tamit. non wax ma du droit de l'homme laa wax. xam nga droit de l'homme c'est différent des questions juridiques. d'accord waaw c'est différent des questions juridiques notamment sur la loi électorale. maanaam bu fekkee ne dañoo salfaañee say ak yelleef mais kii bu fekkoon ne Macky Sall dañ ne moom bokkul ci 1% yi kenn du ko parce que président la moom bokkul ci 1% yi ñu ne waa am na discrimination waaye Macky Sall ci boppam dañ ko utloo 1% ñeneen ñëpp ñu utloo leen 1%. ça veut dire que ñëpp ci bokk yam donc par conséquent égalité am na foofu discrimination amu fa mais dañ ne ku nekk nañ uti 1% yow amoo 1% nga bëgg am li ngay kaas kon su boobaa nañ teggi caution. nañ teggi critère d'âge nit ki da ngay logique. CEDEAO
malheureusement c'est dommage mais ils sont dans une certaine incohérence. Ahmed ci mbirum parrainage bi indi woon na nag pëccëxoo bu bëri ndax boo xoolee présidentielle yi ñu jógee ci nga xamante ne ci la ñu suma juumul njëkk a appliqué li nga xamante ne mooy parrainage bi indi woon na pëccëxoo yu bëri ndax peut-être nit ñi doon wax sànq ci théorie mbir mën na baax waaye bu ñu demee ba ci pratique bi ñu gis ni que jafe-jafe yi fa lay feeñee te dafa mel ni loolu la opposition bi gis ba tax ñu bëgg li nga xamante ne bii mooy parrainage bi ñu xoolaat ko mais ci biir idée bi dafay baax tamit ci élection ñu teg ay filtre ndax bu ñu fàtte ne élection itam dafay laajte ay dépenses yu bëri ndax boo xoolee rek li ci gën a tuuti mooy feuille yi nga xamante ne bii ci mooy feuille candidat yi. muy bulletin yi dafay bëri photocopie bi dafay bëri acheminement beeg loolu noonu yëpp dépense yu énorme la donc si tu te permets d'avoir benn nombre de candidats boo xamante ni dafa bëri bu boobaa dépense day gën a yokk je pense que pays bu pauvre bu mel ni Sénégal aussi waruñu toll foofu. bu loolu weesoo mbirum droit de l'homme CEDEAO ñoom dañoo exprimer wu rek selon ñoom ci seen démarche te yaakaar naa ne mën nañ leen ko accorder ndax ñoom ci seen gis-gis la ñu exprimer wu maintenant le Sénégal aussi malgré que ci CEDEAO la bokk ça reste un pays souverain donc mbirum parrainage nag war nañ koo def waruñ koo def c'est à nous d'en décider. bàyyi naa la pare ndew ma kenn pare na. yow kon baaw la mu nekkoon rek mu tey nii. waaw fa la ñuy wala. waaw fa la ñuy tëjee rek daal di jël oustaz continuer ci li nga xam ne justement moom nga doon wax léegi ci deuxième thème bi waxtaan bi. moom mooy wàllu parrainage bi. ñu dugg nag ci dans le